jaa ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës dañ am yéene faram-fàcce ko mbas mii di Covid 19 bu ñu ci waxut dina alati ko askan wi yeew fii ci biir réew mi misaal gi mooy ci benn fan lu ci toll ak juróom-ñaari doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan loolu kon di yóbbu lim gi léegi si ñeenti téeméer doomu aadama yu wopp ji boom ba mu duggee ci réew mi léegi Seydina Aliou Boli di koo xam ne ni xam-xam dama ci wàllu xeetu jàngoro yu ni mel ma ngay expliquer lu ni mel ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne moom la ci indi ay yëngu-yëngu am ci suba tey jëlee fële ca Pastef ndongo yi duppe ay élèves professeur ñoo maase wàcc ci mbedd mi barré circulation bi lu toll ci ay waxtu di sàkku ñu fay leen seen ñetti weeru bourse ñu leen amel dàquñu sax gën a taral seen xeex bi su fekkente ne kilifa yi ñu ngi wéy di leen tànqablu ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam moom lañ ci rotal doyen des juges Samba Sall gas na pax bu mu xóot fas yéene ci dugal dossier Petro-Tim mboolem doomi aadama yi ci doon tudd ba ci Aliou Sall mi rakk njiiteeru Macky Sall ñu ngi ñuy xamal daal bu tëddee da nelaw ba yandoor keroog del seen kon bokk ci ñi doon jébaane bi le dossier ne loolu du tax ñu deltu ginnaaw ci xeex bi la ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yu mu ci rotal bon mbokk yi lii daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi yeneen juróom-ñaari doomu aadama ñëw nañu dooleeku kon ci limug doomu aadama yi nga xam ne ni jot nañoo ñàkk seen bakkan ci mbas mbii di Covid 19 loolu kon di yóbbu lim gi léegi ci ñeenti téeméeri doomu aadama ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti test yi jot a amal démb téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent yi ñoo dellu si amee feebar bile am na si nag ñeent fukki doomu aadama ak benn yoo xam ne si jamono ji may àddoon ngeen di teewlu ñu nga tëdd lalu hôpital kon ñuy sauvé mbas mi di Covid 19 buñ ci waxut dina alawtiku askan wi yeewu fii ci biir réew mi misaal gi mooy ci benn fan lu ci tolloog juróom-ñaari doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan loolu kon di yóbbu lim gi léegi si ñeenti téeméeri doomu aadama yi wopp ji boom ba mu duggee ci réew mi léegi Seydina Aliou Boli di koo xam ne ni xam-xam dafa màcc kon ci xeetu jàngoro yu ni mel ne fi mu toll daal amuñu benn explication buy expliquer lu ni mel waaye daal nañ jàpp ne cas grave yi moom am nañ ci rôle bu am solo buñ ci joué Seydina Aliou Boli ñu teewloo ko ci téléphone Pierre Edouard Faye. xam nga fi mu toll nii sauf bu fekkente ni am na li nga xam ne xew na te yëguñ ko ni ñuy jëlee en charge maanaam ni ñuy fajee ñuy feebar ci Sénégal protocole bi changé wu par conséquent dafay teel trop bu fekkee ni dañuy bëgg a jël ay lecture pour jéem a expliquer xew li ñu mën a def daal mooy xanaa peut-être xalaat ni amaana am na ñoo xam ne dañoo am ay comorbidité li ñuy wax comorbidité maanaam ñi nga xam ne peut-être dañoo am yeneen feebar yu diis yoo xam ne malheureusement ñoom dañoo aussi am feebaru coronavirus bi loolu mën na nekk explication mais encore une fois je pense que war nañu mën a xaarandi ci ay fan encore pour gën a mën a xool naka la mbir mi di évoluer bala ñuy mën a tirer quelconque enseignement ci li xew man daal ci sama gis-gis bu gàtt j'imagine que ni comme cas yi dañuy yokk ñu ngi ci deuxième vague plus de 100 la ñuy am je crois tey même ëpp na 130 et quelque donc forcément dina ci am ñoo xam ne ñi jot a am feebar bu fekk ñoom dañoo amoon dañoo ëmbaale woon ñeneen feebar bu ko defee xam nga comorbidité yooyu aussi mën na leen exposer à plus de risques. santé la ñuy wax ñu desandi ci sagar ngi xeeñ ci secteur santé bi lee liggéeykat yi nga xam ñoo nekkee ci bokk moom li tey yëngatu ci wàllu santé ña ngay xupp ci dem gréew bind nañ nag après avis de grève fas yéene koy jébal kilifa yi ci suba tey jilee ñoom daal la ñuy sàkk mooy ñu jox leen seen wàll ci fond force Covid 19 bi defuñu ko daañu banque seen i yoxo ab ndaje lañ doon seq tey démb ak taskatu xibaar yi xooxaandong lañ fa yebaloon ñi yëngu ci wàllum paj te bootu ci collectivité territoriale yi mer ba fut lañ def gannaaw bu ñu jotul ba léegi seeni wàll ci koppar yi ñu jagleel ñi yëngu ci wàllum paj ci jamonoy mbas mi di Covid 19 ñoom ñi le nag ñuy mettitlu situation gi ni mel ba tax ñu ne ci alarba ji la yemook fanweeri fan ci weerub décembre dinañ dem déposer ab préavis de grève. danañ xamoon jiitu réew Macky Sall ne ko ñu ngi koy gërëm di ko sant ci li mu dépense li mu génnee xaalis bi pour Covid bi. mais ñun agent collectivité locale gis ñu dara laaluñu dara loolu lañ bëgg mu arbitrer affaire boobu mu laaj ñun nag duñu nangu nekk ci terrain bi di xeex de ba pare mu am ñoo xam ne dañuy toog fële seen bureau climatisé yore seen kat seen ordinateur di lekk affaire bi. prime bi tey mën naa ko tuddee prime de la démotivation au lieu que mu motiver nit ñi dañuy découragé te personne bu découragé musiba day am. préavis bi nag suba la ñuy déposé préavis de grève générale. préparer mobilisation bi. Sidiya Ndiaye mi njiital kuréel bi ëmb liggéeykat yile di ñaawlu doxalinu jawriñ gi ñu denk wàllum wérgu yaram ak action sociale Abdoulaye Diouf Sarr ba noppi nag samp ay laaj. Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale maire de Yoff
mu yore centre de santé bu tudd Philippe Maguilène Senghor moom naka lay xëy fay agent état yi fa nekk bañ a fay agent municipal yi maanaam employé am. mu yooyu dafay niroo sama alaar maanaam yow ci biti rek ñun nag opération yi dafa doy opération de charme et de cosmétique loolu moo war a jeex. na wax fan la xaalis bi jaar ñun lu ñu wax leer na nañ pourquoi ñuy tout le temps agent de collectivité locale ñu bëgg a tuutil dañu bëgg a wàññi ko au nom de quoi. ca noonee nag lañ yekkatee seeni kàddu ngir xamle ni ngir dakkal mbir mi leen ñu jàpp ni kumba am ndey ak kumba amul ndey la dinañ amal ay yëngu-yëngal. parce que balaa préavis bi 1 mois dinañ def ay action ci biir port de brassard rouge arrêt de travail ak marche. indi potentiel bi ñu am yëpp ci santé comme ñoom dañoo gumba ñu gis lan mooy santé municipale mais duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg c'est fini ça. yi lay liggéeykat nag di yëngu ci wàllum paj tey bootu ci collectivité territoriale yi ñu ngi woo gouvernement bi mu jël ay matuwaay ngir rekk ñu mën a jot ci koppar yooyule lu ko mooy nag ñu ni dinañ banque seeni yoxo. SAES di syndicat gi ëmb jàngalekat yi nekk ci daara yi kaw yi ñoom it ñu ngay xupp ci dem grève seeni kàddu lañ yëkkati ñuy sàkku daal ci gouvernement bu Sénégal mu jéem a respecté accord yi nga xam jotoon naa dox ci seen diggante mu aju woon ci ñetti ponk defuñu ko nag ñoom daañu dem ba banque seen yoxo am ndaje lañ doon seq démb ak taskatu xibaar yi Moussa Sène li fay ñoom lañ fa yebaloon. syndicat autonome bu enseignement supérieur ñoom nag ñoo janoog taskati xibaar yi ngir rek ñëwaat ci revendication yi nga xamante ni boobu ba léegi yeeyuñ ci yàbbi ndax Covid-19 bi Malick Fall nag ak i ñoñom deltuwaat ci taabal yi di fàttali seen jëwriñ gi rek poñ yi nga xamante ni moo nekk jafe-jafe seen secteur. suñu préavis bi nga xam ne dañ ko joxoon muy préavis de grève ñeenti poñ moo ci nekkoon bi ci jiitu mooy problème mu texte de gouvernance yi texte boobu ba léegi mi ngi fi di nelaw. deuxième problème bi mooy orientation ba ci liggéey. ñetteelu problème bi mooy infrastructure yi. ginnaaw ñeenti poñ yooyu nga xamante ni moom la ñu souligner sax SAES di wax rek nañ xoolaat budget yi nga xamante ni moom la ñu jagleel université yi. mooy wàllu budget yi ndax daaw gouvernement bi dafa décidé woon recruter ñaari téeméeri jàngalekat ñaari téeméeri yooyu ñu tas ko ci université yu Sénégal yépp ku nekk ñu sédd la sa wàll waaye nag ministre bi dafa waxoon ni du ma jël benn budget di ko jox recteurs yi tant que ñoom recruter wuñu ba pare ba indil ma notification arrêté de recrutement yi bu boobaa université bu nekk la méngoo ak salaire u jàngalekat yooyu ma jox la ko. waa SAES nag écarté wuñu benn yoon année universitaire 2020-2021 bi am ay yëngu-yëngu ci kaw bu ñu réglé wul seen jafe-jafe yi. suñu kéemtalaay kattan daal ñoo ngi koy def pour que année universitaire 2019-2020 bi mu jeex jàmm mais nag 2020-2021 moom balaa muy commencé dana am problème yi nga xam ne daañu ko réglé de bu ñu ko réglé wul moom. bu ñu deful ndànk nag ci ay jafe-jafe ñu mag la. daara ju kawe gi nag taxaw nañ temb ngir jàkkaarloog seen jëwriñ di Cheikh Oumar Anne lu ñu koy wax rek mooy jafe-jafe yi nga xamante ni mooy gàllankoor université yi mu taxaw ci laata atum 2021 di dugg si. jaajëf Moussa Sène ñu ngi lay sant di la gërëm njàngal la ñuy wax ñu desandi ci ay yëngu-yëngu am ci suba tey jëlee fële ca FASTEF ndongo yi ñu duppee ay élèves professeurs ñoo maasee kon wàcc ci mbedd mi baare circulation bi toll ci ay waxtu di sàkku ñu fay leen seen ñetti weeru bourse yi leen ameel dàqu ñu sax gën a taral seen xeex bi su fekkente ne li ñuy tawat amuñu ci benn safara Abdou Ciss moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moussa Sène. ñu ngi doon au nombre de 806 à l'université de Gaston Berger de Saint-Louis également ñu ngi fa formé téeméeru ndaw ñun ñëpp tey jii nii ministre bi taxaw na nee na soxla na 1000 professeurs ci at mii nii pour ñu ñëw jàngal ndawu Sénégal ñëw former leen jox leen xam-xam jox leen yar léegi nag ñun ñu war a jàngale dañu am problème parce que Covid-19 bi mu ñëwee nga xam ne askanu Sénégal yëpp du kenn ku ko namoon ñun loolu moom moo tax ñu prolongé ñu ba pare tamit ñu gis ne secteur bu ci nekk boo xam ne Covid-19 laal na ko toppatoo nañ leen jël nañ seen ay revendications ni mu waree liñ doon ñaxtu saafara nañ ko léegi ñun ñu nekk ay ñoo xam ne dañoo war a joxe ji xam-xam ba pare kenn joxuñu cër bi nga xam ne nii moom lañ ñu war a jox léegi nag loolu moo tax bi ñu fi nekkee septembre ba léegi ñu ngi continuer suñu formation ñuy laajte bourse octobre novembre décembre yoo xam ne indemnité de stage la ñu war a fay ak bourse parce que li ñuy doyee xaalis boobee muy indemnité de stage bi wàcc ñu woon ñu ngi ko doon def dañ doon leb li ñuy doyee tamit bourse bi muy lekk wàcc ñu woon dañ doon leb
léegi camarades yu bëree bëri dañ doon takk seen biir pour mën di lekk mën di naan dañ doon takk seen biir yenn saay pour di dem seen lieu de stage yi ñu nekkoon ci condition yu méttee léegi nag au cas où joxuñu affaire bi déjà ñun commencé nañu wàcc ci tali bi voilà du suñu coobare nag waaye dafa fekk dañoo sës ndax askanu Sénégal ñoom ñëpp xam nañ ne kiy jàngale warul dem bay sax wàcc ci mbedd di ko baaxee waaye li xew moom mooy dañoo yàgg a muñ te biir bu yàgg a xiif bu amee wax dëgg yàlla ñëppay mer autorité yi nag ñun dem nañu ci autorité yu nekk muy ministère des finances di ministère de l'éducation nationale di ministère tamit de l'enseignement supérieur dem nañ fu ci nekk exposé nañ leen situation bi. wax naa ko sànq ci boppu xibaar doyen des juges Samba Sall gas na pax bu mu xóot fas yéene ci dugal dossier Petro-Tim bile mbooleem doomu aadama yi ci doon tudd ba ci Aliou Sall mi rakk njiite réew Macky Sall yéene kaay gii de la libération mi ngi xëy di ñu xamal ne bu ñu tëddee mën nañu tëdd ba nelaw ba yandoor ndax toppatuñ leen ci dara Clédor Sène bokkoon ci ñi doon jébaane bile dossier ne loolu lu tax ñu deltu ginnaaw ci xeex bile daañu def seen kéemtu lay kàttan ba rapport bi waa OFNAC defoon ci mbir mi feeñu leen ci ay càcc ak lu xóor procureur génne ko ci tiroir yi moo ko denc Clédor Sène ñu teewlu ko ci téléphone Pierre-Édouard Faye. waajaloon nañu opinion bi ci suul dossier bi parce que ay jamono dawaloon nañ fi rumeur comme quoi ci benn journal dossier bi classé nañ ko xool nu nit ñi di réagir léegi loolu nag ñu ngi koy doog a acté maanaam ñu ngi koy doog a firndeel ñu ngi koy doog a mandargaal ci këyit bi ñu tuddee non-lieu maanaam amatuñu lu ñu toppee kenn ci dossier bi te dossier bi clamé wuñ ci kenn tuumaaluñ ci kenn contre alxam la contre x koo xam ni xamuñu ko alors que ñëpp xam nañ ni Aliou Sall lañ ciy tuumaal Macky Sall ak Aliou Ndiaye kon lii fin wu benn pièce de théâtre la rek parce que appel à loolu ñu xam ni fii ci suñu justice maanaam li mbir ni fang ñuy woote ay seede parce que même Aliou Sall dañ ko déglu en tant que seede loolu lu bizarre la Sénégal loolu rek doon na tax ñu xam ni lii du mujj fenn dañuy perdre seen temps parce que ñun danañu dellu si sàkku ñu traité rapport OFNAC bi nga xam ne Seynabou Ndiaye Diakhaté nee na jox na ko procureur def na ñeenti at léegi te rapport OFNAC enquête bu mëtale la def nañu seen liggéey jébbal ko procureur OFNAC lu jébbal procureur lu dul lu ñu mën a toppee nit yoon parce que OFNAC bu defee liggéeyam ba ci biir liggéeyam moo xam ne lii jarul topp nit yoon day def yeneen recommandation lu mu jébbal procureur rek mooy lu graaw a graaw la kon loolu par A ou par B procureur dana ko instruire beneen bi Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall ak Mamadou Lamine Dia ñoom tam dugal nañu benn procédure boo xam ne mu ngi bëgg a yàgg te kenn waxu ci dara parce que boobu dañu clamé ay nit ba noppi constitué wu partie civile maanaam loolu moom il faut atte am ci mënuñu jël non-lieu ci phase instruction même bu ñu doon jël non-lieu sax atte day am ba pare ñu koy doog a jël te tôt ou tard mbir mi dana mës a leer Petro-Tim moom Aliou Sall lañ ciy tudd Macky Sall Aliou Ndiaye mu ni day porter plainte contre x maanaam alxam loolu rek mooy wane ni ñoom ñemewuñu sax tudd ndeyu mbir gi muy Aliou Sall parce que rakku Macky Sall la loolu moo ci njëkk a ñàkk sérieux kaddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Clédor Sène ñu dellu wax ci kaddu yi nga xam ne Cheikh Yérim Seck yëkkati woon na ko fi wax ne na Sénégal ab attentat terroriste naroon na fi am te benn société bu nekk fële ca bitim réew te yëngatu ci wàllu pétrole moo ko santaane woon waaye ci mujjantal gu gouvernement bu Sénégal moo ko gàntal loolu nag jur na ab waxtaan tey ci réew mi le Pape Sané di ab taskatu xibaar nekk ca Far FM ne kaddu gënta garaaw kaddu yu ni mel ba tax muy sàkku ci kilifa yi ngir lu ni mel ñu jël ci ay matukaay yi Pape Sané ñu teewlu ko ci micro Serigne Gueye. ci dëkk bu mel ni Sénégal ci jamono yi nga xam ne terrorisme dafa nekk la nga xam ne àddina bi yëpp la gësam nit mun a taxaw ci télévision naan sunu dëkk amoon na projet attentat bi nga xam ne benn société moo ko financé mais mujjuwul antu dama ne loolu dafa xaw a doy waar dafa xaw a doy waar te dafa xaw a léger parce que gis nañ fii Sénégal kaaw étudiant Ousseynou Diop nga xam ne benn post Facebook la defoon rek ñu téye ko fi ñetti at te mujj bi dem nañu ba xam ne que deful dara gis nañ fi kaawu Imam Ndaw ak ñeneen ak ñeneen donc yu nu mel suñ ko bàyyee muy prospérer nii je crois que quelque part day affaiblir nguur gi mais ma amaat ci benn ñetteelu jàngat mooy que tey président de la République dafa jóg ne day modifier loi 69-29 du 29 avril 69 bi nga xam ne moo organisé état d'urgence ak état de siège tey sortie bu mel ni bu ko Cheikh Yérim defee dafa mel ni que ci day xaw a dooleel tuuti idée président de la République wala ñii di jàppale président ni que président war na modifier alors que la loi bi nga xam ne moo defar état d'urgence ak état de siège dafa porter trop sur les libertés moo tax mu am benn caractère spécial donc man daal rafetlu ma propos boobu quoi.
Sébikotane dina dalal lu yàggul dara ab complexe islamique bu bees oustaz Sali Wade moo ko fay jëmmal njëkk li nag war a toll ci juróom-ñett fukk ak juróom million ci suñuy koppar Assane Sarr moo wax ci turam ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. ñu ñëw fi tey pour teg xeer bu njëkk ci benn institut bu nu bëgg a jëmmal ci turu kan lañ koy def ci turu le professeur oustaz Sali Wade nga xam ni moo am initiative ñëw fii nga xam ni mooy Sébikotane samp fi lu ñuy wax daaral alquran bu ànd ak institut islamique bu ànd ak grande mosquée. ku tudd daara tudd dongo ku tudd dongo tudd jàngalekat ku tudd jàngalekat tudd barab bu ñu ko war a defee ku tudd barab bu ñu war a jàngalee tudd fa jumtuwaay yu ñu war a jàngalee parce que adduna bi li koy tax a jag mooy xam-xam imaam mi ngi wax ne ñi ngi ko xayma ci 86 millions de francs moom la ñu envisagé gum pour le moment waaye comme naru ñu tëj daara yi naru ñu delloo renvoyé benn dong bu jóge fu mu mënti jóge ci sorewaay fas nañ ko yéen def mu nekk daara bu moderne daara bu dëppoo ak jamono mu nekk majalis boo xam ni ëllëg Oustaz Massyla Kane bi wax léegi jàngalekat la bu fab doomam indi jox Oustaz Salih Wade. hypertension ak jàngoro yi nga xam ne faral di bàyyeekoo ci say doon lu fees loolu fa nga xam moo di ci diwaanu Sédhiou muy nag lu doy waar yóbbee sax askan wi profité ci benn bëccëg bu ñu fa doon amal daal di kon sàkko ci kilifa ñu dimbali leen daal ci wàllu kër docteur ndax yitte woon nañ ko dañuy dem ci diwaanu Sédhiou fekk fa Lamine Bayo. ñu ndaw ngay nekk ci daarawkaay ji ñoo fi organiser benn consultation gratuite bi nga xamante ne def nañ ko ci centre de santé bu Moricounda li mu fa jot a génne mooy maanaam feebar yoo xamante ne lépp wér na ci li mbir mu sëy ak tamit yenn hypertension loolu la médecin gën a feeñal. jàngoro yi nag bëri nañ mais yu ci gën a fréquent nag bon daanaka daal mooy ay pathologie gynécologique yi surtout ci wàllum problème de règle surtout yooyu noonu bëri nañ fi ak les maladies infectieuses aussi bëri nañ fi trop lu jëm ci wàllum VIH donc sànq ni maa ngi doon waxtaan ak le docteur fii nii le docteur adjoint moom ma doon jox estimation le taux de VIH ici nee na ça tourne autour de 0,2%. donc ce qui veut dire que vraiment les maladies infectieuses ici c'est en fait c'est quand même un fléau quand même. ki nga xam ne ëpp na juróom fukki benn at moom nee na tey jii lii lu baax la ci moom pour mën a def consultation. toute personne vraiment que tout le monde se lève ñu ñëw ak doole ñëw consulter wu sa bopp amul fay amul dara dañ lay jox sa garab nga yóbbu ko bon. fàttali ko rek Sédhiou doon na région boo xamante ni am na EPS numéro 1 EPS numéro 2 ñu ngi koy tabax ginnaaw loolu ñuy xaar d'abord mu jeex askan wi ñu ngi jànkonte ay jafe-jafe yoo xamante ni ci yeneen xeetu feebar faaw ñu dem feneen pour def consultation. population bi askan wi ñu si bëri dañoo feebar te amuñu ñu ngi toog kër gi amuñu ay moyens amuñu doole boobu amuñu kattan boobu pour dem hôpital jënd ay ticket def ay consultation jënd seen ay garab tamit donc looloo ko waral tey ñun ndaw yi nekk Dakar ñoo xamante ne doomu Sédhiou lañu dañoo gis ne loolu que ni ñun mën nañ si jouer loo xamante partition boo xamante ne mën nañ leen oyofal mbir mi donc looloo waral ñu organiser lu mel ni depuis démb. Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Bayo. jërëjëf Lamine Bayo ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbi ak yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ci ànd ak soxna Mamou Diaby Gassama. ca Côte d'Ivoire dialogue politique ba daana jëbal ab rapport finalam gannaaw benn ayubés bi mu amee ab waxtaan diggante gouvernement bi ak kujje politique ba ñoom nag daan nañu jëbal ponk ya nga xamante ne si lañu utee daal di ko tegg ci kaw table ba yile utee sax mi ngi doon am niki ci crise politique bi gannaaw bu ñu falaatee njiital réew ma di Alassane Ouattara ci 3e mandat ba ne gisi nii ñàkk déggoo am na diggante parti yi waaye législative yi danañ ko amal niki ci weeru mars bi du ñëw sukkandikoo ci gouvernement bi ñoom dañoo jàpp ne rek ni mission bi mat na sëkk kujje politique ba nag bokk na ci li muy sàkku moo di ne ñu tàmbalewaat ab dialogue direct diggante président Alassane Ouattara ak wujjom bi di Henri Konan Bédié waaye tamit ci waxtaan si bëgg nañu président Laurent Gbagbo bokk ci
ca Bénin président Patrice Talon nag daal dina amal ab discours niki altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ci kanamu ay député li mu doon waxtaan sax moo di ne anam ba nga xamante ne moom la réew mi nekkee moom jiital réew ma mandaam dana jeex ci weeru avril 2021 Patrice Talon jàpp ne rek ni Bénin anam bu mu nekkee baax na jot na wax ci jéego ya nga xamante ne jot nañ ko amal ci wàllub ndox ak lii di courant naka noonu jot na wax ci chantier wàllub xëy wéegu yaram ak jàng ak jàngale mi waaye bi le discours dalul xel ku jë politique ba rawatina ci lu ñuy sàkku ci lépp lu aajo wàllu politique. te Argentine congrès ba voté na loi ba nga xamante ni dañuy daganal lii di yàq ëmb bi le vote mi ngi am gannaaw fukk ak ñaari waxtu bi ñu amalee ay waxtaan bu ñu sukkandikoo ci njiital Sénat ay jigéen nekkoon nañ fa ak it kuréel yi nga xamante ne dañ doon xeex boobu ak léegi mat na ñaar fukki at wala fanweer at ngir rek ñi daganal lii di avortement texte bi nangu na jigéen mu yàq ëmbam ba keroog muy am fukk ak ñeenti ayu bés ci ëmb ci fàttali fukki fan ak benn ci weeru décembre député yi voté nañu li ni mel fanweer ak juróom-ñett ci ay député daal di ne waaw ànd nañ ci ñaar fukki juróom-ñeent neen déet ànduñu ci ak kenn ka nga xamante ne waxul xalaatam ci mbir mi. jaajëf Mamou Diaby Gassama ñu ngi koy sant di ko gërëm dalal Seydina Oumar Gueye ci li ci yéene kay. mbokk yi yombul woon benn yoon démb ci président Macky Sall ba muy dem fële ci hôpital Fann jaar ca université bu Dakar ginnaaw ba muy daloo service maladie infectieuse bi professeur Seydi tàmbali woon foofu ci hôpital Fann nguur gi jàppale ko étudiants yi jàpp kii di président Macky Sall di ko yuuxoo ñenn ñi ña ngi woon ci université waaye danoo ibi seeni fenêtre jàkkaarloog Fann di yuuxu kii di président Macky Sall diggante Macky Sall ak ñi di étudiants yi nag mës a neex ci atum 2015 étudiants yi ginnaaw ba président Macky Sall xusee ci université bu Dakar ca daara ji kawe ga étudiants yi am nañu ko doon sànni xeer ak di ko yuuxoo loolu nag lan tollamtiwaat démb Macky Sall ci hôpital bu Fann yëkkati fa ay kaddu yooyu lee bokk na ci ku mu dul yow wala sa mbokk wala koo xam wala sa njegeñaale rek wala dëkkandoo gi ci ñàkk bakkanam ci coronavirus bi war na tax ñi naan corona amul te du dëgg waaye ñu gën di tey ndaxte ku mu dul yow rek am nga ci mbokk wala koo xam wala ngay xëy bis bu ne ñu lay tàggeeku mbas mi mbas nan xalaat ñi faatu ci mbas mi waay ci yéenekaay bi di enquête président Macky Sall di tollamti ay kàddoom ci yéenekaay bi di Le Soleil ginnaaw ba muy daloo lii di service des maladies infectieuses nekkee ci hôpital Fann moom président Macky ne boobulee service méngoo ne ak jamono de ndaxte loolu ci réew yi gën a xarale réew yi ëppi koom kenk daan gis Sénégal nag daloo ko démb moo tax président Macky Sall ne ñi faatu ci coronavirus bi nan leen xalaat ak seen njaboot kon ñi weddi corona nan bàyyi xel loolu li waay ci yéenekaay bi di sunu jontum réew mu ne mesure barrières yi nanu koy respecté ndaxte nag corona bi mi ngay faat yéenekaay bi di critique ne léegi ñu egg ci ñeenti téeméer ci doomi aadama yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci coronavirus bi ñaareelu vague bi soxor loolu moo tax kii di président Macky Sall di dànkaaf waaye tey di artu ci yéenekaay bi di Le Quotidien mu ne ñi xalaat ni boobile feebar amul waaye nanu xalaat ñi ci faatu ak seen njaboot mu ne boobile combat ngir mbas mi daan ko du rek ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñoo ko war a xeex de waaye askan yi tamit ci lan juróomi doomi aadama ñàkk seen bakkan ñi faatu di gën di yokk ña ngay toll ci jamono yi ci ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom fanweer ak juróom-ñaar ci ay cas grave waaye teewul mbir mi di gën a graaw yéenekaay bi di Direct News ne waaye taxul suñu kilifa yi doon royukaay de doon le bon exemple yéenekaay bi di Direct News ne matériel gi ñu jëndoon lu ëpp téeméeri milliards ngir xeexee ko coronavirus bi boobu le matériel fan la jaar ndaxte kii di Pierre Ndiaye général Niang maire Idrissa Diallo boobu le matériel di ay jumtuwaay bu fi nekkoon corona bi du leen rey de waaye matériel boobu le lan xamul fan la jaar ñu war kaa auditer nag saytu ko ndaxte boobu le matériel sénégalais yi ñooy ki ko moom waaye nag business bi ñu dugal ci corona bi moo tax dawul coow de ci yéenekaay bi di Direct News ne matériel boobu nañ ko lijjanti nag kin foqul bënnul yax ba gën a mes ana loxo ya fa nekkoon ndaxte bari na ñuy ñàkk seen bakkan ci coronavirus matériel boobu le bu doon mi ngi fi ba léegi mën na am du ñàkk seen bakkan kon des naa mën a lijjanti laaj fan la matériel bi jaar waaye teen réew mi quotidien nee na ñàkkal fayda gin ñàkkal fayda fii di coronavirus bi banaliser ko fii ci mim réew di Sénégal moo tax jamono yi ma ngay faat rek loolu nag doon ak erreur dëgg ban erreur la ko mere ba tax déggoowuñu kii di professeur Seydi ak Abdoulaye Diouf Sarr yéenekaay bii di Direct News ne ñoom ñaar neexawuñu de te di wane nañ ko démb ci kanamu kii di président Macky Sall moom président Macky Sall ci yéenekaay bi di La Tribune mu wane ni àndul ak kii di Mansour Faye moom maire bu Ndar waxoon ne day jël avenue Général de Gaulle bu nekkee ca diwaanu Ndar du pekk kii di gorom bii di président Macky Sall yéenekaay des médias
média bi président Macky Sall mu mel ne démb ma nga doon weddi kii di Mansour Faye ndaxte ni ne professeur Seydi li nga def ca service maladie infectieuse ba nekkee ca Fann rafet na loolu waaye yenn saa du dul jekk rek wala sa xel du ko nangu nit du dund ba noppi liggéey dara ba noppi ñu koy tuddee ñi dem te tuddee gun leen dara mooy Idrissa Diallo ak général Mamadou Niang yéenekaay bi di La Tribune ne seen jëf gu rafet ak seen nekkin gin fi nekke woon kenn fàttewu ko kii di Khalifa Ababacar Sall fàttaliku na jikko yu baax yu Idrissa Diallo yéenekaay bi di Walf Quotidien ne Idrissa Diallo seede bi benn la mooy ku baax la woon ku yiw la woon waaye doon ku amoon gëm-gëm am pas-pas ci wàllu politique moo tax Khalifa Ababacar Sall ñàkk na waaye teen Abdoulaye Wade ñàkk na général Mamadou Niang moom Wade mi ngay fàttaliku kii di général Mamadou Niang ak na mu nekke woon ci réew mi rawatina ci alternance bu 2020 bi bokk na ci liñ gën a waxtaanee ci nguuru Macky Sall gi mooy mbiru góor jigéen yéenekaay bi di Sud Quotidien ne dugal gi ne dañuy dugal njàngalum sëy ci biir l'école yi ba xale yi mën kaa jàng ñoom tout tànk yi yéenekaay bi di Sud Quotidien ne syndicaliste yi jébaane nañ nguuru ko Sénégal taxaw ten na loolu di ci dal ndaxte loolu le mooy dugal mbiri ngóor jigéen fii ci mim réew di Sénégal jaaree ko ci école yi ministre Mamadou Talla weddi ko ci yéenekaay bi di L'As ci Vox Pop mu ne jàngale mbiri góor jigéen ci école yi nguurug Sénégal tuub na ko te loolu le duñ ci mës a dal ci réew mi quotidien Mamadou Talla ne loolu le déedéet du ci dal moo tax ci Vox Pop Mame Matar Gueye bu ONG Jamra na mbir mi nag bu eggee fii nañ ko gërëmee ñi di jàngalekat yi jébaane nguurug Sénégal ak UNESCO ci pexe googale ñu amoon ngir dugal njàngale ngóor jigéen ci école yi kër googale nag waa UNESCO ak nguurug Sénégal doon waxtaanee ci ab séminaire mën nañ ko jàng ci yéenekaay bi di Dakar Times ci yéenekaay bi di L'As ministre bu ñu dénk wàllu éducation nationale tëj na débat bi tëj nañu dossier Aliou Sall ñeer mbili Petro-Tim ak pétrole bi fii ci mim réew di Sénégal ak Franck Timis yéenekaay bi di Libération mooy ki ñu ko xibaar mu ne magistrat instructeur bi jël na ab dogal neenal boobu le dossier wu Pape Abdou Cissé la yéenekaay bi di Les Échos waxtaanee ak ñun moom Pape Abdou Cissé nekk défenseur bu Olympiakos yéenekaay bi waxtaanee jaar-jaaram ci diggante AS Pikine ba Olympiakos seede yi yaayam indi ci moom ak yërmande gi mu am moom kookile di Pape Abdou Cissé Fatou Cissé di magam jàppoon ni Pape Abdou Cissé ak njoolaayam basketteur la naroon a doon li jaaxal ñëpp mooy booy Pikine bi moom ginnaaw ba mu jugee ca Pikine dem ci Olympiakos soppeekul benn yoonu tribunal la ñuy jeexale yéenekaay yi ak ñeenti élèves terminal yi doon chantage seen comptable école ba mbir mi mujjee ca tribunal lu tax ñu ko doon chantage dañ ne danoo yor ay photom yoo xam ne soxna si da ko sumeeku ni dung yéenekaay bi di L'Observateur dellusiwaat na ci bu baax a baax moo tax ma naan maytu leen xale yi rek kun fi yorul say photo ñi ngi ak say cassette ak say CD wala ñu sax ñu yor say audio. jaajëf Seydina Omar Gueye ñu koy sant di ko gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci xibaar yi bu muy yemb Jacques Pereira moo féetoo woon ci xarale gi réalisation Pierre Edouard Faye ci kàddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba ci kanam tuuti rek moom Pierre Edouard Faye dina fi teew dikk ak yéen ci seen rubrique bii di ganu kër gi tey ji nag mi ngi ci dalal Momar Ndaw mi njiital Ascosen kon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug sunu gaal ngeen doog jàmm